Exactement 7 heures passées de 33 minutes waxtu yër li ci yéenekaay yi jot na xët wu njëkk wi nu koy dooree l'observateur la. L'observateur la ak soxna Aminata Touré gis nga ko dafa mel ni bi mu jógee conseil économique social environnemental ba léegi daal ñu dàq ko fa kenn xamul ci lu mu nekk bu ñu sukkandiku ci yéenekaay bi lan la soxna si di nar nag yéenekaay bi daal dina ci ñëwaat ñëw it ci li nga xamante ni kon moom mooy mbiram emploi des jeunes. Journal bi Aliou Sall ak tamit DER dafa mel ni daal moom it song na ko fa mel fan yii moom waa DER sonn nan ak tamit digganteem ak maire yi jooyin coow la fa amoon yéenekaay bi def na fa reportage ak tamit Kaye Ramadan diggante Serigne Touba ak weeru koor journal bi de l'Observateur daal dina ci ñëwaat ak tamit calcul yi nga xamante ni daal moom moo tax rek dimanche soit muy 23 wala 30 janvier 2022 ñu naan ci amal élection locale yi lan moo tax kon nguur gi buggul ñu amal jongante bi ci décembre 2021 bi ñu nekk. beneen journal di enquête ñëw ba léegi rek ci attelage gouvernement dafa mel ni daal Macky Sall moom wéet na trop moom njiitu réew mi ba tax na indi na ci leeral benn bokk yaakaar bi moom fii ci Ndakaaru ñu ngi waajal bu baax li nga xamante ni kon moom mooy élection locale yooyu bëgg rek teg loxo ci capital bi buñ sukkandikoo ci yéenekaay bi. journal bii di beneen journal di Le Quotidien daal di ñëwaat ñoom it ci li nga xamante ni moo xew ca université coow la fa jib fan yi yëpp jëm rek ci contrôle mouvement estudiantin bi mu mel ni kon bataille bi daal mi ngi noonu tar na trop te tamit lépp loo xam daal jëm na ci wàllu financement ci wàllu politique ak tamit ci instance universitaire yi muy gëstu boo xamante ni journal bi daal na ci ñëwaat CNRA xoolaat nañ bu baax scénario bi jëm rek ci film bi nga xamante ni kon Adji Sarr la ndax producteur bi wanoon ko dem ngir mu dakkandel yi li nu mel bataille bu Ndakaaru mu mel ni kon dina dox ci diggante Amadou Ba ak Abdoulaye Diouf Sarr bu ñëwee ci Soleil moom ITIE di kuréel gi nga xam ne dénk nañ ko rek saytu lépp loo xamante ni mi ngi jóge rek ci suuf si fii ci Sénégal li muy gañ ñu bari na buñ sukkandikoo kon ci kuréel gi nga xamante soxna Eva Marie Coll Seck moom moo ko jiite benn soxnaa ngi na leen moom it nekk ba léegi ci wàllu secteur boobu soriwu ko di Sophie Gladima mi jiite ministère bi ñu dénk wàllu pétrole ak énergie jàpp ne rek pénurie gaz moom amul fii ci Sénégal. Libération ñëw ba léegi rek ci mbiram faux médicaments yi li xewoon fële ca Padoa jàpp ne daal enquête bi biñ ko xóotalee ñi médicaments yi autorisé woon leen ñu jaay leen fii ci Sénégal ba tax na daal chinois bi moom it wax na rek lan moo tax kon mu dugal fi mbir yi xam na ni amul zone autorisation mi ngi doon xaar jotaguñ ci woon nag wante tàmbali woon nañ jaay ñu wax tamit ci li nga xamante ni moo xew ci Technopole ba ak histoire usine bi nga xamante ni xen xamul usine bi lan la amul sax te fukki milliards ñu ne ña ngi koy jëfandikoo foofa. beneen journal aussi di Tribune ñëw rek ci li nga xamante ni mooy ki fi nekkoon recteur ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar xool bu baax a baax président Macky Sall diggé bi mu diggee jëm rek ci 450 milliards yi ñu war a dugal ci xëyum ndaw ñi moom joxe na ci xalaatam moom universitaire bi Hissène Habré day def ci kaso ba ndax juge bi lànk na ne kon day génn foofee ca boobee kaso. Tribune dafa mel moom it am na lu leen métti ndax seen une bi dañ koo changé ci réseaux sociaux yi ma nga ne la kon nee nañ dafa am xëy na ku yàq deru boobee journal ñu wax it ci Walf Quotidien moom ba léegi rek ci bataille Dakar bi jëm ci élection locale yi ak tamit président Macky Sall ni mu koy ñàkkee ak lu tax daal moom it mu teg gët capital bi lii nag gis nga hôtel de ville bi daanaka ku nekk xëy na ci way politique yi bëgg nga faa dugg nekk seesu meeru Ndakaaru ak tamit oustaz yi nga xamante ne xàmme nañ seen visage yi gis nga Tafsir Abdourahmane Gueye oustaz Alioune Sall ak tamit Adi Niass journal bi def na benn dossier ñoom jëm rek ci li nga xamante ni mooy Kaye Ramadan Medina moom lu toll ci téeméer ak fukk ak ñaari immeuble yoo xamante ni dañuy waaj a daanu muy loo xamante ni moom li ndax immeuble menace ruine dafa mel ni kon boo saaganul buñ ci waxut kon mbir yi mën naa ñaaw foofu ca Medina ak tamit médicaments yu bon yi nga xamante ni kon boo saaganul mën naa faat ay doomu aadama. Aziz Ndiaye ngi nii moom it jàpp ni rek Balla Gaye 2 kon mi ngi waajal rek lépp loo xamante ni kon jëm na rek ci reconversion am xëy na day nekk moom it homme d'affaires comme ni ko kii nekkee ci wàllu mbay wàllu immobilier. waajal rek xëy na retraite am ñu wax tamit ci li nga xamante ni mooy Benno Bokk Yaakaar seen ndaje maa ngi nii les échos daal dina ci ñëwaat ca nam gën a yaatoo ginnaaw les échos kon ñu wax it ci laas ba léegi Abdoulaye Diouf Sarr moo nekk ci xëtu yéenekaay bi ak waa Benno Bokk Yaakaar yi nga xamante ni ñi ngi nii kon mu mel ni ñi ngi ñoom it waaj bu baax rek jëm kon ci yooyee élection locale
ñu wax ci faux médicaments yi ak Sud Quotidien mu mel ni kon rek am na loo xam daal dara leeru ci ak ay manqué yoo xamante nemee ko nan ko ci rek ba tax na kon mbir yi daal faaw ñu daal di koy leeral diggante douane ak direction de la pharmacie et du médicament. Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé moom nee na dinañ teg ay daan képp koo xamante daal laale nga ci mbuxum moomu demande de liberté bi nga xamante ni kon kii di Hissène Habré sàkk woon na ko mu mel dañ ko koo lànkal. Tàggat yaram gis nga ko noonu kon jëm rek ci li nga xamante ne mooy Angleterre ak tamit diggante Leeds ak Liverpool tey jii la defe naa bu ngoon jotee mel ni kon 4e place bi daal ñoom Sadio Mané xëy na moom la ñu xëccoo Messi moom mi ngi nii yenoon a coupe bi mi mooy nag fanweer ak benneel yoon kon ñu daal di jël lekk coupe du roi Teungueth FC mu mel ni kon détrôné na waa douane rek jëm kon ci Ligue 1 bu football fii ci Sénégal ligue boobu sax keneen a ngi nii bëgg koo jiite mi ngi noonu Djibril Wade moom it nekk président ñaari tali nekk it maire bu diwaan booba. Benzema moom dafa mel ni mi ngi ci suuf jëm rek ci xëy na Real Madrid clubam dafa mel ni kon ñoom ak Atlético moo tax kon muy ne mel Barcelone a ngi neen kon daal di jël li nga xamante ne moom mooy coupe du roi bi. ak tamit maître Augustin Senghor mi ngi ci xëtu yéenekaay bi jëm rek kon ci ay élection ak ay sélection à locales yeeg U20 23 ak mëni lépp loo xam ne xëy na entretien la boo xamante ni seexu na ko ak yéenekaay bi di stade. jeexal koog sunu làmb Ama Baldé Modou Lô ci weeru décembre fële xëy na Gambie kon dañ koo mujj exclure dafa mel ni Luc Nicolaï fële bëggoon a amalee boobee combat changé na kon ay plan bu sukkandiku ci promoteur bi beneen promoteur di Gaston Mbengue moom nee na dootul fayeti lépp téeméeri million am mbër fii ci Sénégal. Fatou jërëjëf Chérif 7h39 jot na waxtu dem RFM Mortala merci rendez-vous demain inch'Allah même heure bientôt reste avec nous pour la deuxième partie merci beaucoup Mortala Fara. à lundi incha allah. lundi incha allah xanaa jaajëfal Atoumane Gueye